amis internautes Dakar 221 dalal ak jàmm yéen a ngi seen deuxième numéro émission sama ASC di émission bi nga xamante ne mooy émission phare vacances yi bii dugg ci ASC yi tourné ñëw vidéo yu dàq ci vacances comme ni nga ko waxee ginnaaw bañ jugee ASC lébu gi tey ñu ngi fii ci Pikine di dalal ASC bi nga xamante ne moo jugee Kaolack Ndangaan di Ifragel boo gisee ki ma toog rek dèjà jarut laajte parce que moom rek mën na présenter li nga xam ne mooy Ifragel muy notre coach koo xamante ne il a bercé toute notre enfance fële ca Kaolack Ndangaan dañ koy bàyyi rek mu nuyu internautes yi présenté li nga xam ne mooy équipe bi mu indi coach nuyu nañ la. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di fay yéen ñëpp je pense que ne man maay Diego Ndaw bon je pense que ne ñëpp xam nañ ma si Ifragel sama carrière suma enfance suma lépp fa laa ko defee bon mu nekk affaire boo xam ne tam vraiment lu rafet ngeen def nii quoi kontaan nañ si trop parce que wax dëgg yàlla déplacement bi ngeen def. da ngeen jóge si ASC Lébu ñëw ñu fekk si ñu muy ASC Ifragel bon ñu ngi la ñuy gërëm bu baax di la ñuy sant bon di taataan nag lépp loo xam ne laaj ngeen ñu ko ret bon si phase nationale ba si équipe bi incha allah ñu fas yéene tontu leen si quoi jërëjëf. comme ni mu ko waxee ASC Ifragel ku ko gis ku ne gis jéego ji wetam depuis bas âge ñu nekk ay xale màgg di ànd ak li nga xamante ne mooy ASC Ifragel da ci gis ki nga xamante ne mooy jéego fibre patriotique bi amour bi envers Ifragel fan la jógee course. waaw amour envers Ifragel mu ngi jógee ba vraiment dafa nekkoon au temps mi ngi nekkoon jàkkaarloo waaw boobu ñun ñu ngi football championnat première division yàlla def nag ñu ñëw suñ koñ bon amuñoon équipe bu njëkk bon yàlla def ñun vraiment ñu tombé nag Ifragel ñu formé ko fa muy jàkkaarloo ba demee ñu changé ko def Ifragel yooyu yëpp fa la ñu fekk car macha allah léegi tamit si amour boobu nag si leen am bon vraiment mu nekk loo xam ne bon mu marqué ñu trop suñ jeunesse. waaw ci football dans le sport parce que ñun ñoo fa nekkoon ñu ne ñoo El Hadj Bay et tout ça xam nga ñu nekkoon sumay grand wax dëgg yàlla man nag si laa dem ba sax créé suma benn école football mu tuddee ko Elgera mu nekk ko loo xam ne tamit si ressource champ Ifragel la xam nga fa la juddoo fa la soxe ko ñu nekk si liggéey tàggat xale yi ba léegi tey xale yi fi mu toll nii actuellement ñu ngi nekk ay senior si biir Ifragel di liggéey di travailler ba yàlla indi équipe bi fii au niveau phase national jël leen fi phase national jëlati fi ay départemental ay régional yooyu yëpp wax dëgg yàlla buñ demee nag ba bàyyi nag xam nga nekkatuñ si football bi bon il faut ñu nekk koo xam ne tamit dañu war a nekk comme dirigeant dans l'Ifragel yàlla def na nag actuellement man maay directeur technique bi maay directeur technique équipe bi waaw lépp luy sur le plan technique bon yàlla mën la ko dénk ci Ifragel xam nga may ñaan yàlla tamit yàlla dimbali ñu bon vraiment phase nationale bi ñu ñëw nii yàlla dimbali ñu jël ko ak jàmm ak salaam kon nañ ko defee woon à Tamba. tey jii bu ñu la waxoon nga présenter équipe bi di Ifragel depuis sa création jusqu'à maintenant lan lay doon. bon depuis création Ifragel bon ñu ngi ko Ifragel ñoo suma ay grand vraiment ñoo Mbida Ndaw ñoo grand Seydina ñoom ñoo ko créé woon waaw depuis création Ifragel ba léegi Ifragel nekk na loo xam ne wax dëgg yàlla continuité la waaw après ñoo bañ fi jógee xam nga jox neen ko grand Ousmane Sylla Mbaye tamit jël ko jox ko Mamadou Ndiaye Diack jël ko jox ko actuellement petit papa moom moo fi nekk booy boo xam ne si man mii lañ nekkoon suma centre de formation waaw si suma école football xam nga yàlla def mu dem ba bàyyi football nekk si au niveau de Dakar nekk un homme d'affaires yàlla def ko tey mu nekk tey président Ifragel te xool mu nekkee woon suma jour tey mooy suma président kon nag yàlla lu nekk lay dogal quoi waaw tey jii mu nekk Ifragel daal yow miy toog sax si nga bokk parce que jaar nga fa waaw jaar nga tamit si base bi waaw peut-être footballoo fa waaye jaar nga si base bi mooy Elgera xam nga kon tey jii luñ si mën a wax rek yow mën nga wax lu ko ëpp xam nga Ifragel daal moom mooy Ifragel la ñëpp équipe yàlla la quoi wax dëgg yàlla ñu ngi liggéey pour jéem a tam xool si kanam pour jéem a dem si kanam dem ba sax football sur le plan national parce que foofu la ñu teg fu mu toll suñu bët waaw dañoo bëgg tey équipe bi dem ba football sur le plan national di dem génn au niveau régional bi di koy football dem feneen xam nga parce que amatul dara lu ñu jël nawetaan yàlla dimbali ñu jël nañ lépp waaw continuité la rek comme du ma lay wax nii luñ dem rek dañ koy déwélaat pour jéem ko dolliwaat quoi waaw. Ifragel jël na lépp ci parcours am Ifragel jël na phase nationale mu war a dellu si ren football li nga xam ne mooy phase nationale au niveau de Dakar tey jii ñu gis ci seen sélection ngeen miser surtout sur la jeunesse choix boobu risque la wala choix boo xamante ne c'est un choix justifié. voilà comme ni nga ko waxee noonu si nga football xale la quoi comme ni ñu waxee musique xale loolu la football tamit xale la boo si buggee boole leneen loo xam ne bokk ci ret daf lay sonal ñun Ifragel la ñoo bëgg a def new look
niveau infrastructure mooy rénovation quoi pour booy ndaw yi mais leen seen sax ñu football parce que on a beaucoup dépensé sur le plan mercenariat et tout ça dañoo bëgg a jouer léegi sur le plan jeunesse may booy jeunesse bi ñu football au niveau de Kaolack ñoom ñëpp xam nga ñi nga xam ne ñu ngi si biir koñ bi ak ñi nga xam ne tamit ils sont en dehors du quartier xam nga ñu dajal leen def leen benn équipe boo xam ne dina mën a former infragile parce que ñëpp nag ay xale leen soo xoolee boo gisee équipe ñëpp ay xale leen mais loolu moom moo ëpp chance parce que xale mooy màgg te avant ñiy dem ba toll ci tey ji yenn carrières yi yàlla mën na la dimbali nga jël si lu bari parce que xale yi ñoom ñoo la mën a indi dara mag moom da war a def rek comme ni ma def nii jéem a encadré booy dem sinon tamit da ngay sonal équipe bi rek waaw ñun daal ñun suñ prioritaire moom mooy la jeunesse waaw. prioritaire la jeunesse ngeen jël ay ndaw Kaolack indi leen fii ci Dakar est-ce que gouvernement autorité yi nga xam ne ñu ngi Kaolack gunge nañ leen ci loolu ngeen dugg tey. voilà comme ni nga ko gisee noonu comme ni ko ñëpp waxee ni ko dirigeant yëpp waxee wax dëgg yàlla début bi avant bi demoon nen gis autorités yi waxtaan ak ñoom yóbbu leen ay lettres et tout ça waaw ñoom ñëpp joxoon nañ leen ay lettres waaw mais vraiment li ma gis man li ma teg suma bët seul Pape Demba bi tey maanaam laa gis wax dëgg yàlla démb ñu football ba pare gagné mu oo 4 équipes yëpp Kaolack waa yu fi nekk ku nekk mu yëkkati 500000 may la tey jii ñun man vraiment moom rek laa gis ku si réagir ñeneen ñi nag wax dëgg yàlla xaw ma peut-être man fekkewu ma ko waaye ba ñu yóbbu lettres yi fekkee naa yóbbu nañ ko te jusqu'à présent si kilifa laa ci équipe bi mag laa ci équipe bi waaye dégg ma kenn koo xam ne nee na ma réagir na ci waxut na ko. tey jii ak Kaolack autorité yi moom ku ci mel ni Bengelloune ku ci mel ni Mariama Sarr monsieur le maire Serigne Mboup ak ñeneen ñi boo amoon message boo ni lancé lan lay doon pour ñu ñëw jàppale Ifragil. vraiment man maa ngi lancé message parce que tamit ku mel ni Bengelloune boobu ngay gis ni ku mel ni Serigne Mboup moom laa liggéey sur le plan départemental bi sur le plan départemental commune bi tamit ñoom laa doon jàppale wax dëgg yàlla waroon def réagir. waaw comme même Audibert Farjala je pense que ne si lu ma gars yi wax foog na réagir na waaw si lu ma jot a dégg daal waaw xaw ma nag bon ku mel ni Serigne Mboup dégguma fu mu réagir ku mel ni Bengelloune la même chose te loolu rafetut dañoo war a jàppale équipe Kaolack yi c'est pas trop tard ñu ngi si yoon bi comme nu Pape Demba bi tey def démb ñoom war nañ def avant fin semaine bi wax dëgg yàlla def le déplacement xool seen doom yi nga xam ne ak seen xale yoo nga xam ne ñu ngi fii di jokkonteeg di xëccoo ñu ñëw jàppal leen mettre leen main forte tuuti pour ñu mën a dem seen yoon xam nga mais jusqu'à présent lu ñuy demee nii yow gis nga ko dañuy débrouiller vraiment di mbëkkante suñ biir ku nekk di génne lu mu yor ba démb daal lañ wax dëgg yàlla tëdd nelaw mooy Pape Demba bi tey ba mu ñu seetsee mais nañu 500000 te loolu war na Serigne Mboup war na tamit Bengelloune war na Mariama Sarr war na ñoom ñëpp te ku ne jox nañ la lettre pour nga dimbali ñu waaye jusqu'à présent kenn réagir seul Pape Demba bi tey moo ñëw réagir wax dëgg yàlla kon moom it ñu ngi koy gërëm bu baax di leen sant ñu ngi gërëm tam bu baax ay Serigne Mboup ak ñoom ñëpp wax dëgg yàlla xamaguñ nag ñoom luñ nar parce que yoon bi gudd na du dëgg waaye man li ma lay ñaan en tant que jéego ndaw boo xam ne man jàppale naa leen sur le plan politique man nekkal leen actuellement ki nga xam ne mooy responsable de la jeunesse zone 9 bi nga xam ne moom la Serigne Mboup def nekk tamit responsable coordinateur au niveau de Léona 2 tey jii maa ngi indi suma équipe wax dëgg yàlla bëggoon naa ñu réagir wax dëgg yàlla ñu réagir boo xam ne ñoom it ñi nga xam ne àndal nañ gis ne man kat sama kilifa sama président ñëw na def lu comme lu kii def nu Pape Demba bi tey def vraiment maa ngi lancé appel si président Serigne Mboup maa ngi lancé appel tamit si Bengelloune di lancé appel si Mariama Sarr ak madame l'autre là madame Tall wax dëgg yàlla ñi def réaction ñi def benn affaire bu ndaw boo xam ne même sax buñ ñëw seet si xale yi wala ñu am lu leen yónnee pour jàppale leen waaw loolu daal message est clair kàddu gu mujj gi lan lay doon. kàddu gu mujj gi daal maa lañu gërëm di lañu sant wax dëgg yàlla xamuñ nag fu ñu ko doon jooytoo waaye tey yéen ñii gis ñi tey di ñu jooytu ko ba ñi leen ñaan nag yi ngir yàlla ngeen dimbale ñu mu yegg ñëpp ñoom ñu dégg ko waaw ñu dégg ko war a ñëw dimbale ñu di gërëm nag di la ñuy sant bu baax a baax di remercier Pape Demba bi tey di remercier suñu maire Serigne Mboup di remercier tamit ki nga xam ne mooy Bengelloune ñoom ñëpp ñu ngi leen ñaan ñu ñëw leen la ñuy remercier parce que tamit jox nañ leen suñu enveloppe mais xamaguñu seen réaction après du dëgg ñu tam ñu ngi remercier tamit encadrement technique bi fi nekk ci équipe bi yëpp
di remercier entraîneurs yi joueurs yi wax dëgg yàlla di la ñu féliciter tamit si match démb bi parce que seen prestation rafet na yàlla dimbali ñu am ci victoire ni ñaan yàlla suba bu ñu fa demee tamit yàlla may ñu victoire bon vraiment gërëm nañ leen sant nañ leen yow it nekk nga koo xam ne ñun muñ la fay parce que lii moom daf la war rek parce que ñun ak yow la woon fële si Saloum tey ji boo ñu gisee ñu nekkaat fi nga toppaat ñu mu ngi mel ne tey ji Pape Demba bi tey lu mu def rek moom nga def lii moo ñu gënal sax ay millions parce que di nga yeggale tey wax ji foo xam ne ñu bari tey nañ ko dégg gis ko xam ne kat Ifragel ñu ngi fële di jokkante war nañ mën a dem jàppale leen kon nag ñu ngi lay gërëm bu baax du lay sant du lay gërëm du lay ñaanal télé bii ngeen nekk nii yàlla leen yàlla dimbali def ko mu nekk télé boo xam ne moo gën a mag ci télé Sénégal yi te dina am bu neexee yàlla si barke Baye Niass ñaan neen ko si barke Mawlana Cheikh Ibrahim moom nga xam ne ñun mooy suñu sëriñ waaw moom rek leen bëgg suñu xol gannaaw yàlla moom rek leen bëgg ak suñu ndey ak suñu bàyyi ma ngi naan si Mawlana Cheikh Ibrahim si barke Baye Niass barke Barham Abdoulaye yàlla na télé bi nekk loo xam ne télé bi gën a mag ci Sénégal si barke Yonent bi jërëjëf merci. yéen a ko déggandoo mbokk internet du Dakarois 221 kaddu yi leer na certes souvent ñun dañuy taxé autorité de Kaolack waaye à chaque fois balaa ñoo jàppale nit ki rek moo xaw a dee mu doon benn affaire boo xamante ne aujourd'hui on n'en a pas besoin li ñu soxla mooy ca début bi ngeen ñëw def li nga xam ne moom la Pape Demba bi tey def jàppale li nga xamante ne mooy Ifragel parce que ku wax Ifragel nekkul ASC boo xam ne dañ koy présenté aujourd'hui au niveau de Kaolack li ñu dundloo 2014 autorité sax warul xaar ñu koy envoyé lettre ou pas ñoom ñëpp dañoo war a ñëw booloo bokk li nga xamante ne mooy pousse Ifragel mu jëm ca kanam du coup noonu la ñuy def rek ànd ak Khalil ci caméra bi dem wéyal li nga xam ne mooy intervention xool joueur yi xool li nga xam ne mooy staff bi coach bég nañ ñu ngi lay nuyu. jërëjëf jaajëf waay Khalil jëlal coach affaire Saloum Saloum la defee teg baraada bi ok merci beaucoup. waaw toujours ci seen émission sama ASC ñu ngi ak le coach de l'ASC Ifragel de Kaolack dañ koy bàyyi rek mu nuyu mbokk internet yi nga xam ne ñooy le Dakarois 221 coach nuyu nañu. bon delloo naa la fay naa la man la Pape Bilal Sy entraîneur u Ifragel de Kaolack. coach mën nañoo xam depuis quand nga commencé entraîner équipe bi di Ifragel de Kaolack. bon maa ngi leen doog soog a commencé entraîner ci phase nationale yii nii quoi ci laa leen soog a jël. mis à part sa parcours au niveau de la région de Kaolack. bon jaar naa ci équipe yu bëri depuis 2018 depuis 98 ba léegi si laa commencé encadrer d'abord ci tout tànk yi U8 ba U20 waaw depuis 98 ba léegi si loolu laa nekk beneen bi jaar naa ci équipe yu bëri bon palmarès bi moom richeul trop mais tamit moyenwul trop waaw. du coup ngay entraîné équipe bi nga xam ne mooy Ifragel ngeen ni football li nga xam ne mooy phase nationale est-ce que football phase nationale lu yomb la. bon yombul compétition rapprochée la mënul yomb 15 jours la da ngay jouer tey nga jouer at suba dafa métti compétition rapprochée la yombul. du coup démb ngeen football seen premier match ngeen gagné mën nga ñëw dellu ci match bi démb tactiquement ak techniquement noonu dafa gagné ko. bon match boo xam ne xawoon na difficile mais d'abord gos yi ñoo géré nañ match bi d'abord match bi boo xoolee pendant 90 minutes ñu suñu temps faible bëriwu si beneen bi tamit 4-3-3 la ñuy joué système bu xaw a bu difficileul tey boo nekkee en place boo am milieu défensif bu baax am ñaari milieu offensif yu mën a manier ballon bi ñu mën a tamit def tuuti tâche défensif rek di nga gérer match mais match bi démb man sama gis-gis bëriwul jafe-jafe bon am na sama booy am na def nañ ay tuuti faute technique yoo xam ne ci ay contrôle ci ay passe fi ñu war a passe finition bi tamit dañoo amoon problème finition d'abord li ñu raté dafa bëri surtout attaquants yi 3 attaquants yi muy ñaari excentré yi ak avant centre bi li ñu raté dafa bëri loolu moo ñu xaw a sonal mais en deuxième ba mu indee yeneen 3 yi attaquants yi ci la situation bi décanté wu sur kenn ki
balle au pied daf ci fort loolu moo ñu may penalty bi mais loolu suñu amuloon loolu lañ manqué woon percussion boobu lañ manqué woon dugg ci biir 18 yi ku mën a dindi benn ba ñaar mais loolu moo amoon jafe-jafe bi mais après résoudre nañ jafe-jafe boobu noonu ba mun a dugal bii. mu dese la ñaari match ci phase de poule yi mu doon équipe buy di Mandela ak Jalooré bu Thiès ñu gis équipe yoo xamante ne yu am gabarit la est-ce que sa préparation yaa ngi sóoraale gabarit bi nga xam ne équipe yi am nañ ko. waaw bon xool naa leen tuuti mais benn équipe comme Mandela ñoom ñaar ñëpp sax ay borom gabarit comme ni nga ko waxee mais li ñuy joué ci kaw dafa bari li ñuy joué ci kaw gis naa ne li ñuy joué ci kaw dafa bari trop mais sama équipe tamit ay xale lañ. ay boo yoo xam ne lañ tey presque sama centre de formation lañ nekk. gis nañ nga miser ci li nga xam ne mooy aspect jeunesse bi. lu waral sa risque boobu mën naa ne. bon man depuis bii mooy sama 3e phase nationale man ak Louga ànd naag Louga nu mu tuddati Albouri ànd naag moom Thiès waaw bii mooy sama 3e phase nationale expérience bi ma ci am. xale moo compétiteur xale moo mën a compétir mais da nga leen di boole ak mag am naa ñaari mag ba ñett yoo xam ne ay mag lañ yàgg nañ jouer phase nationale numéro 3 bi mu El Hadj mu joué na bi mooy 4e phase nationale am na si ñoo xam ne am nañ expérience ñoom laa boole ak xale yi yàgg naa dem phase nationale xam naa luy phase nationale compétition rapprochée la boo amul ay xale da lay indil jafe-jafe. aujourd'hui nga war a entamer li nga xam ne mooy sa deuxième match ak Mandela ñu gis absence publique bu Kaolack bi tey boo amoon message boo xam ne da nga koy lancer pour ñu soutenir la ci match yi ñëw lan lay doon. waaw bon ñaari équipe lañu am nag benn bi jàkkaarloo di leen souhaiter ñu sori si championnat bi beneen bi mooy Ifragel supporters yi ñu si bëri Tëngéej moo leen gën a jege ni Pikine léegi nag en retour deuxième match bi dina xaw a am tuuti engouement mais maa ngi oo ñëpp supporteru Ifragel yi supporteru jàkkaarloo supporteru Kaolack waa yëpp ñu xam ne nekkatul Ifragel nekkatul jàkkaarloo ñëpp war a ñëw seetaan si seen i doom Kaolack la ñuy représenté ñu ñëw ak engouement bu bëri ñëw jàppale seen équipe yi loolu def ci baax. merci beaucoup coach ñu ngi lay gërëm di la sant ci propos yooyu noonu di la ñaanal di la waxee bonne chance ci li nga xam ne mooy di si compétition bi. merci. ba tey suñu émission sama ASC ñu ngi ak beneen grand frère ñu fekk ko fii tey mu ànd ak waa Ifragel bu Kaolack dañ koy bàyyi rek mu nuyoo présenté wu internet yi nga xam ne seetaan sama ASC sur le Dakar 221. oui salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur di leen di jaajëfal si initiative bii ngeen def nii rek la. Ousseynou Ba bay dirigeant l'ASC Ifragel. dirigeant l'ASC Ifragel ñu gis leen démb ngeen sóobu ci li nga xam ne mooy tournoi phase nationale tout d'abord mën nga ñu dellu si waajtaay bi préparation nooy def ba sélectionné ndaw xale yi ngeen indi. waaw ñun tout d'abord daanaka ñun mën naa ne day yomb parce que dañoo yor centre de formation boo xam ni pour ñu indi ndaw yi dafay yomb te tamit phase nationale duñ ci gan dem nañ fi demaat jël nañ ko. def aussi 3 ans successifs di fi ñëw kon duñ fi gan xam nañ ñu koy préparer xam nañ ñu fiy ñëwee en plus démb ñëw nañ te boo xoolee équipe bi rek ay xale rek ngay gis par rapport ak équipe yi nga gis ñëpp ay jeunes talent lañ ku si nekk yaa ngi doogay ñëw ou bien ku ñëw tamit benn yoon nga ñëw fii mais tamit dirigeants yi xam nañ lan mooy compétition xam nañ lan lañ ciy duggee. dirigeants yi xam nañ li compétition ngeen def risque jël ay ndaw est-ce que loolu tamit nekkul risque boo xamante ni boo leen demee ba ci biir compétition bi ndaw ñi mën nañu leen poser problème. non du doon risque parce que football ndaw moo koy def boo xoolee démb bu fekkee yaa ngi woon stade ñu fa nekk magee nañ booy lu mu bon 10 ans boo gisee dawuñ sax seen milieu terrain bi maa ngi leen doon xool mais génnuñ cadre milieu terrain bi génn sax defuñ ko duñ daw parce que ay mag lañ ñun équipe bee def nañ ñoom plus de 2 changements ou bien 3 changements te demaguñ mi-temps parce que booy dañuy daw football boo dul daw da ngay toog te booy mën nañ loolu lu leen sant dañ koy def parce que ay ndaw lañ seen xol attan na loolu te mën nañ lu ñuy def aussi encadré nañ leen. Ifragel di représenté Kaolack aujourd'hui est-ce que am ngeen li nga xamante ne mooy apport autorité Kaolack ci tournoi bi ngeen xam ne jën ci dugg. waaw mën nañ ne am nañ ko amuñ ko parce que boo gisee ba ñuy ñëw fii dañoo ñëw
ak les bonnes volontés mais pas les autorités bonne volonté ak autorité bokkul mais pas les autorités peut-être démb sax la ñu benn autorité Pape Demba Bitèye pour ñu rejoindre ko fii à Dakar pour que moom mu def participation mais ba ñuy ñëw fii newul kenn koo xam ne jox nga ñu dara même le maire te jaaduwul xoolal l'équipe de Thiès boo gisee démb ñu deux buts à 1 parce que seen maire dafa ñëw ba ci stade bi ñëw doolal leen sol seen couleur maillot ñun loolu dañ ko soxla en tant que Kaolack waa loolu dañ ko soxla te loolu lañ leen di ñaan ñu ñëw soutenir ñu parce que ay ndaw lañ te demuñ pour l'ASC Ifra Gel mais dañoo dem pour représenter Kaolack on est des Saloum loolu moo ñu fi indi nañ ñëw jàpp ci liggéey bi leen rek la leen di ñaan mooy ñu jox ñu les moyens ñu ñëw bu ñu joxee les moyens bi laa lazim ñu indil leen lu ñu bëgg. Kaolack yàqamti na ko Kaolack soxlawaan na ko ginnaaw 2014 avec Ifra Gel ginnaaw 2017 wala 2018 avec Réveil tey jii 4 ans après est-ce que Ifra Gel am na confiance ngir jël ko bi yóbbu ko Kaolack. Total am nañ confiance totale parce que xam nañ lu ñu indi te xam nañ lu ñuy xaar Total laa la am nañ confiance totale ne ñun dañuy indi coupe bi bu soobee yàlla incha allah dinañ leen indi lu ñu bëgg nañu Kaolack waaye xaar fu ñu daan teeroo ñu foofu. bu soobee yàlla dañuy indi coupe bi. le message est clair Khalil yaa ko dégg bokk internet yi ne ko déggandoo li Weuz wax nee na ñoom ils sont confiants et il espère que ni ak tournoi bii ñu dugg Ifra Gel dina ci am li nga xamante ne mooy ndam ba léegi dañuy wéer rek li nga xam ne mooy intervention yi ñu jël ñeneen Weuz ñu ngi lay gërëm di la sant. jaajëf. waaw toujours yéen a ngi seen émission sama ASC ñu nekk avec un icône du football kaolackois koo xamante ne kenn du ko présenté ci football wàllum Kaolack tey jii muy la personne de Mawa bu ñu la doon nga présenté ñu Ifra Gel tey jii sur le plan national sur le plan régional lan lay doon. waaw ginnaaw bi nga ma présenté ba pare dañuy sant yàlla julli ci yonent bi di sant suñu ñaari waajur di sant suñu staff technique bi yëpp. wax dëgg yàlla Ifra Gel moom xam nga rek ñun ay ndaw lañ fi ay xale lañ fi xam nañ fi sax mais xam nañ fi tamit lu xaw a bëri parce que équipe bi si leen gie cadet ba senior yàlla def tey ñu jël équipe bi teg ko suñ loxo ñu ànd ak suñuy mag ñu ñuy tette di ñu won yoon bi ku ci mel ni coach Bin Baskan Diego ñu ànd di liggéey ci liggéey bu rafet waaw ñu ñëw si benn compétition boo xam ne muy phase nationale du benn yoon lañ ko ñëw yàgg nañ koo ñëw 2014 ñoo ko jël Tamba équipe bi moo ko jël waaw mu doon loo xam ne nag dañ see ñëwee ambition pour nañ daan def ba jël ko pour ren ñu def ko ba jël ko waaw loolu daal indaale nañ ko daal te joueurs yi ñu indi soo gisee ay xale yu ndaw lañ indi ñoo xam ne ñu ngi ci milieu football bi te xam nañ football te tamit ñu ngi ci carrément daal waaw loolu daal am nañ ci loo xam ne nii ñu ngi ko si wax. 2014 ñu gis engouement bu Ifra Gel demee woon Tambacounda Ifra Gel buy football Kaolack yi yëg ko Kaolack yëpp soutenir ko est-ce que tey soutien boobu noonu am ngeen ko. waaw mooy li ma la wax rek Ifra Gel moom Ifra Gel lu ñëpp la tey taxawee wuñ fi benn quartier kese dañ fee taxawee Kaolack lépp tey ku ci toog rek laa ci boole wut sa bopp waaye Kaolack lañ fi ñëwee bépp Saalum bu nekk Ndakaaru tamit yow yaa ngi ci biir. même Dakar fii am na ci ñoo xam ne ñu ngi ñuy supporter waaw engouement boobu tamit mu ngi ci parce que nit ñaa ngi ñuy woo ñu ngi jot message yi ñu ngi doot appel yeeg yëpp wax dëgg yàlla ñu ngi ñuy ñaanal di ñu jàppale ci kii bi waaye daal li des mooy autorités yi ñëw jàppale ñu parce que ñoom ñoo ñu dese waaw fii nag xam nga équipe bu indee lu mot ay 30 nangam jour was leen res añ reer ndekki loolu dina métti wax dëgg yàlla ñu ngi ciy masawu coono suñuy dirigeant ak yëpp parce que ñu ngi def tout pour am xaalis pour ASC bi joueurs yi nekk ci normal suñ président ba yëpp ndax fi ñuy doxoon daluñ fa dañoo jël logement pour rek indi joueurs yi ñu nekk ci dynamique bu normal boo xam ne ba xam ne biñ demee terrain liñ bëgg dinañ ko am waaw loolu moom ñu ngi ciy reyante ñu ngi ciy xar suñ tànku tubay waaw di wax rek Kaolack autorité yeeg ñi fa nekk borom doole yi nañ ñëw jàppale ñu parce que jàppale ñu jot na xam nañ ne ñun liñ indi suñ amee jàppale tuuti coupe bi mun nañ ko yóbbu Kaolack incha allah. loolu lañ leen di ñaanal dañuy wéyal rek li nga xam ne mooy intervention yi jël joueurs yi parce que yow moom nekk nga koo xam ne duñ la présenté ci football Kaolack ñëpp xam nañ la. ci loolu rek damay orienté wu sama commune jël le capi ngi nii Fallou ginnaaw buñ la nuyoo tey jii
nga bàyyi la nga nuyoo internet yi nga xam ne ñoom ñooy seetaan Dakar 221 internet yi nga xam ne ñooy seetaan Ifradiel ci phase finale. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp quoi waaw di rafetlu teewaay bi tamit am na solo lool. démb ngeen dugg ci li nga xam ne mooy phase nationale bi mën nañoo xam ban genre dugg si ngeen dugg ginnaaw bi nga xam ne am ngeen ci victoire. phase nationale lu ñu si dugg see mooy comme ni suñuy grand dugg see woon si 2014 bi rek ni ñu ko defee woon noonu lañu ko bëgg a defaatee quoi ñëw indi engagement détermination gagné ñëpp jël coupe bi yóbbu ko Kaolack loolu kese quoi. gagné jël coupe bi est-ce que conditions yi nga xamante ne yuy permettre équipe mu gagné mu ngi fii nii ci ASC Ifradiel ren. vraiment nag ñu ngi siy doog a ñëw en senior ay xale lañ mais ni ñu koy dundee nii vraiment nice quoi teg nañu si ay conditions yu leer yoo xam ne genre mën nañoo gagné ñëpp jël coupe bi yóbbu ko Kaolack. du ko noonu la ñuy def bàyyi la rek nga dem noppalu yi xam naa ne coono gi bëri na ñu jël rek Papito Papi ñu continuer léegi ba léegi ak Papito Papi 2014 xam naa ne ndaw nga woon bokk na si ñi nga xamante ne dañ doon daw di zibilé tey ba Ifradiel jëlee coupe tey nga ñëw di football phase nationale lan la lay def yow. lii moom dafa nekk mbégte bu rëy si man dama ko yàgg rêvé jël sama koñ dafa mos a nekk sama rêve dafa doon toog kaw tribune sa naan suñuy dóor suñu équipe bi sax dama naan ni suñu màggee duñu dóor dama yàgg rêvé loolu ndax 2014 bi ñuy jël Tamba jour bi ñuy dem Tamba sax naroon moo ñu yóbbaale mais dama boroxlu dugg si ron biis yi pour dem saraani final bi kon su ma ñëwee tey ba ñëw jouer nekk si doomu koñ bi ba njëkk a dugal bii bi waaw lu dafa nekk fierté si man ndax démb ba ma jëlee dama ne man dóoruma pour sama koñ dama dóor pour Kaolack waaye moo tax dama si def pour la fayda. da ngeen di def pour Kaolack waaye ñoo xam ne Kaolack am na jamono yi Dakar am na ay doomu Saalum yu bëri yu fi nekk gisuñu leen démb ci stade ban message nga leen lancé. man moom ba fa dëgg yàlla fii bëri na Saalum yu ne man démb ñoom ñëpp ñëw ñëpp dañ teew ñoom ñëpp gis naa message yi ñëpp man daal maa ngi remercier ñëpp remercier sama famille sama mère tamit ak sama papa moom fu mu tëdd yaa na suuf sedd si kawam waaw man daal maa ngi ñaan yàlla mi ñu may ñu ndam la ñu jël ko yóbbu ko incha allah kaw nag si kàttanu yàlla incha allah. yàlla dégg ñaan yi dañ lay bàyyi rek nga dem dallu ji yow tamit aussi. toujours mbokki internet Dakar 221 gis ngeen sama ASC nu mu fay demee contexte nag spécial lañ leen wax événement spécial vacances moo ñu ñor vacances la ñuy dund moo tax ñu ñëw ñun au cœur des nawetaan dund loolee li nga xamante ne moom la ASC di dund tey nag mu amoon plaisir dalal ASC bi nga xamante ne dafa jógee ba Kaolack Ndangaan te li ñuy wax rek moom xeex moom ñoppati sa wala dompat sa sot la moo taxit ñun bu équipe jógee Kaolack rek dañuy am envie wala am fibre patriotique boo xam ne dina yëngu ba tax ñu dem seeti ko ci loolu nag yéen a dégg waa Ifradiel li nga xamante ne mooy yëkkati nañ ko ci ay kàddu football nañ démb seen premier match gagné nañ ñu ngi lancé appel li nga xam ne mooy autorité Kaolackois ak public Kaolackois bi pour ñu soutenir leen pour le reste de la compétition di leen fàttali que ni Ifradiel mu ngi évoluer ici au niveau de la poule H nekk fii basé wu fii ci Pikine stade Alassane Djigo ñu joué seen premier match gagné ko war a jublu ci seen deuxième match face à Mandela de Dakar mu doon match boo xam ne bu déterminant lay doon mais Dakar 221 dina toppandik loolu ba lépp lu ci tukkee comme résultat ñu jox leen ko sama ASC la woon avec Abdoulaye Bari comme niñ koy defee saa su ne ànd ak tey Khalil ci caméraman bi tey maaxàllaa is bu daf maa daw dem na màggali nee na ma ànd ak Khalil tey bu génneel may image jinne yu leer nañu moom tamit Dakar 221 c'est toute une équipe c'est tout un ensemble koo ci jël rek yóbbu ko ci terrain bi mu won la ne maa gën a mën keneen donc fierté lañ ciy am c'était avec Ifradiel et ñu leen jox dig daje rek ci 3e numéro ak beneen ASC à chaque fois li ñu leen di wax rek képp ku bëgg a recevoir sama ASC sa biir koñ n'hésite pas à contacter le 678 77 678 36 77 bu boobaa Dakar 221 déplacé wu ñëw sa biir koñ tourné yow li nga xamante ne mooy vidéo yu dàq ci vacances yi vidéo yu dàq ci nawetaan yi du ma tëj mu ko rek te gërëmu moo waa ASC Lébu gi ñoom ñi nga xamante ne ci ñoom lañ dooree ñu defal ñu le exceptionnel ñoom tam ñu leen souhaité bonne chance li nga xam ne mooy phase finale c'était sama ASC avec Abdoulaye Barre leen jox rendez-vous ci beneen numéro